man ma take over from Papa Njai léegi so ku duga si rek chial léegi ma take over comme que it seems like Papa Njai network am baaxut so léegi take naa over ku duga si rek share Papa ni defana se du noona nga try yon call your request kay du nang affaire bi du mun a yomba duñ ko bàyyi nii ate yomba la ku duga si rek partagel Papa Njai ni se dundoy fana try du nay no ma try melen music Papa Njai ni kam moy ifana ya try du nay no affaire bi duñ ko bàyyee mu yomba nii du seeda soo leen ko seedalutee du seeda te man duma dem siltul gaay bi de ñoom ku ñooy wax affaire am man ma ci kooku de man seen boss Mama Kandeh ki nga xam ne nii moo toog the whole entire GDC member ñu ngay share vidéo bi di ko circulate Mama Kandeh ngi ne pet te ku ñooy attaque kooku collègue la ku ñooy attaque kooku collègue la waaye Mama Kandeh still mu ngi toog mu bañ a condemn gaayam yi seen action yi ñooy def di character assassinate ndaw si di ko saaga on Facebook àdduna bi yëpp di ko gis Mama Kandeh ngi toog mu ne pet waxu dara billaay walaay talaay Mama Kandeh duñ la bàyyi bés bu nekk yow tamit dañ ñëw fii dinañ la saaga ndey bés bu nekk man Keba moom xawma keneen de waaye nte ite ida moli ininte contrat gole sign GDC militantol ininte contrat gole sign as from today ko jena share video bi te tona almost ay weeks gisuma kenn ci sen executive bi ko xamni ni dafa condemn sen ak bi billahi wallahi talaay bés bu nekk suma jóge ma buddi ndey Mama Kandeh ntela fo haral bala may dem ma mele musique ñu continuer waxtaan bi ñu partager ku duga ci share vidéo bi suma sister Jolie Jones Seynabou mbe konton la mala nuyu bu baax thank you for sharing the video saf mala nuyu xam nga di nuyu képp ko xamne duga nga anybody ku duga rek please share video bi because Mama Kandeh we need to talk to this idiot su fekkee Mama Kandeh he's not educated or he don't have any sympathy, then the Gambians, they need to look, these kind of opposition leaders, they need to look these kind of characters, because I cannot comprehend your colleague, a politician like you, somebody character assassinating that individual. And it's your party militants who are sharing within themselves and sharing the videos, even on the ground. But still yet, nobody from the whole entire executive who came out to condemn this barbaric act. So therefore, I feel like GDC, am ngeen si loxo wara kooku lu mooy def neex na leen moo tax yéen a ngee def ak bii waaye yéen tamit share leen vidéo yi man tam bés bu nekka may buddel ndey Mama Kandeh ñuy share suma vidéo si mu ne ñoy soo leen buddee leen ndey man suma candidate man tam ma buddi seen ndey seen candidate jàmm ne ñooy loolu rek la jiko boo xam ne nii mu ngi door Sweden te ku ko door mu ngi ooyee boppam GDC member yet still nobody from the whole entire GDC koo xam ne nii dafa condemn the Persons Act ñu ngi ne pet the actions mu ngi continuer rek action yaa ngi continuer this barbaric act will make stop to it. Look, we don't have anything against somebody challenging our candidate due to her policies and her agendas, because she's a public figure. She wants to be a mayor, so it is normal for somebody, if even you have your own medium,
iso kumandi nole. She's a public individual. Musundo wanyung kumandi. Ko ngane ko ni man dama buga interview ak yow. Su la grande interview ngane wa salam nga interview ko si kaw police sami si kaw agendam ak lu mbuga def Banjul. Period. Loolu lañ xam si politics. But the nasty game boo xam ne ni yéen a ngi koo def ñun duñ stop te duñ noppi. yaa ngi ma understand yàlla rek a xam billahi wallahi talay duñ noppi duñ stop duñ noppi every day Mama Kandeh yow tamit am kay yow sa militants yi Mama Kandeh GDC yéen seen militants yi seen soo call sa seen kilifa yi ñoom Femi Mahoney I will call you because I saw you sharing the video. I will call your name. Very unprofessional. Yéen amuleen benn ethics and morals. How can you share a video of your own colleagues koo xam ne ni is a politician boo xam ne ni ñu ngi character assassinate family am the whole entire family even the dead father boo xam ne ni is not existing anymore ñu ngi ko character assassinate insulting her parents. This is not no longer about politics. This is beyond than politics. So therefore ñun tamit comme que yéen danga ko àggalloo foofu create ngeen Assane Diouf bu ees Gambia GDC Mama Kandeh create ngeen Assane Diouf bu ees Gambia parce que seen jikko bi yéen a ko tey te we will answer you to your domain. The best thing you know mooy ne ni di saagandey nit ñi di character assassinate nit ñi we will answer you on that domain. Dinañ buddi seen day every day te Mama Kandeh ko dawre every day mbee baanen na le every day mbee baanen na kaatu ya party members ol video mi alon ko yenta la candidate o baanen ni tala o mol ko sia das mean yo baanen ne ware dabe o baanen rotole ware bo encourage kanne pour wo baanen roke. So therefore how many weeks months are going still now Mama Kandeh you have never come out. Nobody from the whole entire GDC executive came out to condemn that. And in fact, the other politicians even, and the other, mayoral aspirants, candidates, you know, si ground bitay, te fas ene buga neka candidate Banjul. Nyon sen leadership. Amun ben leadership quality. Because so fekon ne ni nyonyu amon nañ leadership quality. As a politician, if such thing happen to your colleague, you always come out, sympathize, and stand and full solidarity with the person. But yena ngi talk ay ponkal neka fofu nonu leng-lengaral yena ngi ne pet di condole saga bobu nonu sen militancy ñu ko shia te waxu len ci dara billahi wallahi taala Mama Kandeh joxna la ay fan ay audio su fekke yow ñewulo nga condis ba pare sagande ba nga continuer sa people yi sa militancy ñu ngi shia sagande bi Mama Kandeh bes bu neka yow yaa create Assane Diouf bu nekk es bés bu nekk ma xootil sa yaay piis bu es Mama Kandeh comme que man gisuma dama toog gisuma benn parti militant koo xam ne mu ngi share vidéo boobu noonu except the GDC militants I am seeing sharing these videos the GDC militants loolu ñooñu laay gis ñuy share vidéo bii te GDC militants yooyu noonu ñu ngi encourage saga. So therefore ñun tamit man Keba maa leen a fekk si domaine boo leen xam best yéen look trying an all thing it is not working for you people because yéen ay opportunities ngeen the Gambians the whole entire Gambians they know that this political party is not the best political party for the country. So the Gambians they went to the poll and vote for the coalition as they felt that they are the better option in front of you people. So come with a better political strategy. But you people, anytime, things they never went, on your own way, then you always try to bring these dirty politics, into your rhythm. So all you know is about dirty politics. I understand you because you're an MP for Jame so many years. You have been an APRC member for many years. Many of the bad laws, we have in our parliament, you were part of it to vote for those bad laws. So I'm not surprised today, you are just doing the same action. The way of your politician is so nasty, This is not the way of doing it, Mama Kandeh.
so yow sax gars yi su fekkee bàyyuñ bés bu nekk dañoo génn di saaga man tam bés bu nekk ma xootil sa ndey gani laa bés bu nekk ma xootil ko every day ma xootil ko billahi wallahi taala every day ma xootil sa ndey piis bu ees te Facebook bii laa ko defee te this year 2018 bii da ngeen oot naar si guxum sow ndekkee baa jamee maa ko wax da ngeen oo naar si guxum sow Mama Kandeh yaa GDC da ngeen oo naar si guxum sow dafa mel ni Saaro muy dugga si di Saaro allo mag ji jël naa la de waaye dafa mel ni dafa luut waaye jël naa la ay naafeexe yu toog naafeexe yoo xam ne ni ñu ngi toog Amérique ñoo xam ne doonuñ dara suñ société ay imbécile yoo xam ne nii defuñ tous wana dara suñ société ñooñu suñ toogee ñuy saaga ndey famille jàmbur the whole entire family di ko saaga ndey te the whole Gambian nation bi nit ñaa ngi toog xam nga bañ ko condemn loolu ñun duñ ko jël loolu man duma ko jël bés bu nekk Mama Kandeh ma xootil sa gaay yi piis bu ees yow tamit bés bu nekk ma xootil sa ndey piis bu ees comme que yéen a ko oote many weeks many months these personal attacks are going on and yow nga ne you are a veteran politician but yet still you are behaving like an amateur. The whole entire GDC is behaving like amateurs. Can you imagine the personnel like Umi Andrusi, personnel you mel nonu share video and other idiots around the Europe condoling such an action towards a female? Those idiots nga xamne ni tekki wuñ sarab ndayam ni ngeen lay def di create ñoo xamne ni bés bu nekk ñu sagal leen ndey ni ngeen dee creater ni ñoo xamne ni dañoo ñëw toj xol because gis nga doo mun a téye nit kum buga bés bu nekk nga ko wax sotti comme xema su fekkee sa si rugi lañ em sa mu neex waaye ana papi rugi si lii ana yaayi rugi si lii why don't you attack her? Why don't you ask her about, her plans for Banjul? Why don't you send an invitation to her? Su fekkee yow a proper journalist nga in fact nekkuloo journalist idiot, a proper journalist, why don't you send her a request like the way you do to everybody? If you want to, bring Mama Kandeh to your radio, you send request to Mama Kandeh, and if he grant you an interview, he'll always come to your medium and have an interview there. Why don't you make a fair and balance towards the other candidates? Why you must be like this backwarded individual and a blind idiot? Do you think the way you are doing things, people don't even see it? Ñepa xamne ni yow GDC nga da nga lahu nga bañ ko wone because so nekko don GDC do don dox for the interest of GDC. Because the way you were tarnishing people's character and our father's character in your medium, that was much more similar like you are indirect GDC or directly GDC, or in fact GDC pay you money to do so. Ñun duñ ko sétana di nga saga suñ papa yi, di nga saga suñ mami, saga suñ yaay yi. Ñun xalé yi nak ñoy janku wonté yow. Ñun xalé yi ñoy janku wonté yow. America, Alaska, Asia si em foo mun di toll ñun dañoo dal sa kaw duñ la bàyyi every day dañoo xottil Sunday piece bu ees man maa ko wax hankañ ndelaa fa every day anybody koo xam ne ni yaa ngi ko try ndelaa fo every day dinaa toog fii Ida Mama Kandeh ma xottil la piece bu ees wara any medium koo xam ne nii yaa ngi kondool saaga towards suma candidate ma xottil leen ñëpp piece bu ees ñu def ko noonu ba balaa élection bi di jeex soo leen buggee ñu dëkk si noonu no problème
parce que da ngeen oo naar si guxum sow idiot si ngeen toll amateur yi soo leen a farle sax mënoon ngeen koo def in a intellectual way mënoon ngeen koo def si beneen fànn sax dan ngeen def ko ni jaxaran jikko maa tey ñoo farleel dañ koo wone lu ñu neex la ñooy wax suñ medium yi dañoo indi nit ñi ku ñeex ñu saaga leen man su ma boppa ku ma neex ma saaga la pour the favor of the other candidate ñun xale yi nag xale lañ suñ at matut we have the energy yéen a ñu mag fuuf te mat ñu bàyyi soo pare nañ nag comme que yéen kenn mënu leen a contrôle kuñ wax rek ñu ne leen ni dafa saf laameñ dafa lii ñun xale nag pare nañ pour waaye xottil seen ndey piis yu es chaque jour every day xottil seen ndey piis bu es te man I don't care leen neex ngeen wax ma ko I don't give a shit comme que foofu ngeen bëgg a àgga nit ñi respect won nañ leen ko xas ngeen kenn tontuwul leen saaga ngeen kon tontuwul leen waaye kilifa jàmbur yi soo leen fa continuer ñun tamit ñu continuer di waaye ma indi suma ay lawbe ñu ma yetal et may katta seen ndey yi bés mu nekk te di ko dooree from Mama Kandeh wàcca nag ba si medium yooyu noonu ñooy kondool loolu ak suma waaw koolal xaaral ma jël sa request bro Saro xaaral ma jël sa request jël naa sa please ku dugal rek si al vidéo bi dafa war a aaga fu mu war a aaga mbaadiŋol nga men fo jar rek wolem nendrol men bebe ke ka ñi luŋo la rohilo la karo la ani ka kuwol men landa a kaŋ i ba baadiŋol nen na i ba fa nen na faama me ye lon ko kabiri wo banta wo manke ñinan saŋol di sanji buruburol le maliglo banta politique kuwo because of rugitata on the UDP banyununkol mao biano rugila UDP ta banyununkol some of them mo biano you understand anun some group melialonko ebe siri America and in Europe jang wole be siri ebe musundingon nenkang everyday ibala character assassinate kang you understand because mu iko ikamune famo fo la forumolto because rugi ba mandinkol can you imagine these nasty words mele alonko ikabonyu la forumoto nun GDC anin dekale Banjul joining forum wo kumol le ka fo nun je koto ke jak abaraka baka abaraka ngayam fo koto ke la wote ngay konte jula ngayam fo la kebalo bari ngetale nak mboto nga try ko ten konte jula mboto nga jiwe ko ten abina kanede jak muna mole fana nene njabang ha hanama di hadama din kilo jak billahi wallahi aba mandin kolti atata UDP le allo Keba na nga def naam suma magi nuyu naa la waaye maa ngi laa fay bu baax baalal ma dama tëdda sax moo tax lampa bi ma xaw koo fay waaye dëgg la maa laa nuyu di la wax ko njoxa njale yaa ngi nekk di def live di wax bu am solo Keba Lamin Jayte mi dafa ñàkk jom te li tax ma ne Lamin Jayte dafa ñàkk jom Lamin Jayte ñàkk na jom Gambien yi celebrate Lamin Jayte gën a ñàkk jom Lamin Jayte because Keba foog na imaginal buñ saagee sa waajur naka la dee méttee ñu toog suba ba guddi di saaga waajuru jàmbur boo xam ne defu dara Lamin Jayte li mu nekk di wax or na Gambien si ne duul la fen la lu tax Gambien si nekk ci Facebook bi saay bu ñoo toroxal seen nawle seen gàcce nawle rek lañ dee yaakamti saay bu nit toogee di wax lu ñaaw seen nawle ñoom ñoo faa nekk di ko kometal di ko laayikal di fecca ci gàcce jàmbur ci loo xam ne du gàcce sax because Lamin Jayte all over the world waxuma Gambien si rek ba sénégalais yi si yépp xam nañ ne
Lamine Jaiteh li moo wax fen la suma waxi démba mooy suma waxi tey li Papi Rugilo def Gambia waxuma sax Papi Rugilo ndax fekkewuma jamono Papi Rugilo jamono Rugilo laa fekke Gambia ci laa mun a wax gis lu baax lim def Gambia nekk jigéen bu mun góor di liggéey vendoom di toppatoo soxlaam Lamine Jaiteh dina wax lu nekk waaye du wax ne Rugilo caga la Lamine Jaiteh dina wax lu nekk waaye déggaguma mu ne Rugilo doma la Lamine Jaiteh mu ngi wax lu nekk waaye déggaguma mu wax ne fii lañ biiralee Rugilo kon gàcce ngaa laama Lamine Jaiteh na dem toog Lamine Jaiteh bu fekkee ne kayit la moo ut ci Swedish mu bugga koo jaaree ci Rugilo bugga koo jaaree ci UDP dama ko ne na dem saw te dem tëddi because Rugilo xamut Lamine Jaiteh tey xamu ko ëllëg lijjantewu ko tey lijjantewu la ko ëllëg tiim Rugilo lijjantewul Lamine Jaiteh li moo nekk di toog ci Facebook bi lim toog ci Facebook bi di fen suba be guddi Gambien si di ko taacu muy duul di dajale di fen di nukkandeyam di wax loo xam ne oor na ko ne du dëgga Lamine Jaiteh billahi wallahi tallaay bu ma xamoon fan la dëkka Sweden maa ngee ñëw Sweden in March dama koo jox suma bakken bi mbaar mu jox ma bakkenam bi lii lan la nii lii be kañ yow foosuñu la ne la nga support Rugilo bàyyil Rugilo bàyyil Papi Rugilo Alaaji Malick Lo liggéey bu rafet bi mu def Gambia dama la ne Lamine Jaiteh ku dul Lamine Jaiteh sax munu koo yaaxa because mu ngi ci history yi ku dul Lamine Jaiteh munu koo yaaxa waaye seen bàyyi sax munuñ koo yaaxa Lamine Jaiteh baayam fan la toj lan la Papi Lamine Jaiteh def Gambia Lamine Jaiteh yaayam bi ko jur am na tiimi doom la am te benn bokkuteeg sa morom day ak baay yaayam yépp ay doomi biiral lañ ko jural du waxante lu ñaaw rek moo jot nañ leen ñu waxante lu ñaaw Facebook bi Lamine Jaiteh jigéen bi ko fekk Gambia indi ko Sweden jigéen bi ko fekk Gambia indi ko Sweden kooku dafa ñëw am ak moom ñetti doom Lamine Jaiteh sonal ko Sweden di xeex ak moom suba be guddi ñu jël doom ya nangu ko government Sweden bi nangu Lamine doom yi Lamine Jaiteh amul kayit Sweden kayit sax amu ko fa Lamine Jaiteh na bàyyi Rugilo na bàyyi Alaaji Malick Lo Rugilo suma mag yi doguma la de doguma la nga jég maa nga jégal doguma la partagé leen vidéo yi bombshell fii mooy Consent Radio léegi moom dugaleen www.concentradio.com tay bombshell man dama bàyyi suma mag yi wax suma mag yi su waxee man bés bu nekk ma xootil gaay yi saaro demal fii mooy Consent Radio Rugilo ci taaxi baayam bi la jàngee raam Rugilo dafa juddu rek mu fekk ñu ne ko tiyel ma tiyel balaa moo daanu ndax booba taayis yi ñu ngi ratax ñu ngi juddu fekka taayis fekka lampa ñu ne tiyel kat Rugilo mu ngi raam balaa moo daanu kon nag kii dem te saw tëddi na Lamine Jaiteh dem saw te tëddi yabaate na Lamine Jaiteh wax yi moo wax ñaaw na Lamine Jaiteh kenn xamut li moo wax te li moo wax yëpp fen la mu ngee toog ci suba guddi Facebook di duul di dajale waaye dama ne saay bu eewoo def Facebook live ci caapandeyam bi lañ ko teg na Lamine Jaiteh doxandeyam ku nukat caapandeyam sa baay bi la jur deful Gambia dara nga ne dangaa ñëw sonat nit ñi di ñëw di sonat nit ñi Lamine Jaiteh mënut a tax waxi Malick Lo lim doon di ko doon Lamine Jaiteh mënut a tax liggéey bi Malick Lo liggéey Gambia mu yàqu yaayam mu nga ne dañ ko biiral tiim la fa am tiim te benn bokku ceeg ya dangaa dégga Baaji dégga Jaiteh dégga Kujaabi dégga Bojang dégga Saar yépp ci ndeyam kon na Lamine Jaiteh may niti jaama doomi xaram bu mel ni moom alcoolique bu mel ni moom drogue addict bu mel ni moom bu ñëwee pon toog ci Facebook bi di duul Lamine Jaiteh Gambien si 22 years bi ñoo jooy ndeke Lamine Jaiteh ku mel ni Lamine Jaiteh amoon na time biñ soxlee Lamine Jaiteh ndeke ku mun a wax comme Lamine Jaiteh amoon na lu tax génnu toon di wax
li moo wax nii di ko wax ci doomi jàmbur yi di ko wax ci papi jàmbur yi bu génnoon ci Facebook bi wax ko 22 years Yaya Jammeh du fa am benn fan te dem na Adama Barrow talut Lamine Jaiteh tey talu ko ëllëg oncle Ousseynou Dabo talu ko tey talu ko ëllëg ñi moo wax xam nga li ma bëgg a Gambien si xam seen Facebook live nonsense yi ñu dee def Gambien si dégluwuñ ko tey laa wax ak ku dëkk Banjul suma mbokk ñu ne ma ñun duñ dee yëgle xew ñun suñ karta yi suñu kër koñ be koñ roxiloo lañ ko sandil te ñoom ñu bugg a koo dégga roxiloo mooy wiin ñu bañ koo dégga roxiloo mooy wiin ndax taal bu ta li jara wax duñ koy wax by force dañ yeb nit ñi ba bugg a dee li jara wax duñ koy wax suñ defoon ni ndeyu Yaya Jammeh heure bi time bi ni Yaya Jammeh lim leen toroxal yëpp suñ jógee naan Adama Barrow Lawyer Darboe defuñ dara Yaya Jammeh toj dëkk bi ba pare dem te bu Yaya Jammeh di def dañ si ànd ak moom kenn waxu si ñu toog ba last minute ñu bugg a sol bilaay siyaleen Gambian citizen siyaleen pour lan lu tax Gambien ni soxor bon iñaan lan la bàyyi leen nit ñi ñu dunda dëggit bàyyi nit ñi ñu dunda te góor sax moomut xaste su jógee di xaste góor moomut xaste rooxi jigéen la nañ ko may chance wallahi nañ ko jaamu su dee benn sa yaayam liggéey papaam liggéey na ko si Gambia wallahi liggéey na ko te moom dina ko liggéey ca kaw ca kanam rek macha allah dëgg jërëjëf kon wallahi thank you very much waaye sister wax bi rafet na trop boo bàyyiwut ñun duñ mos a bàyyi saay boo génnee def sa plateforme boobu dinañ génn raxas sa lëfan ndey bi yow Lamine Jaiteh sa tuuni ndey sa taati yaay bi sa yaay sa baay yi nga bokkal saay boo eewoo sa famille bi yëpp seen cooti ndey seen radiateur yi ndey Lamine Jaiteh yaa nukka sa ndey te ñaari radiateur lañ amee ñaari radiateur kata ndeyam la duñ la bàyyee noonu tey duñ la bàyyee noonu ëllëg wax bu ñaaw bi nga wax nit yi te yow dimanche xamal ne suma plateforme bi dimanche yaa ko moom suma plateforme bi dimanche yaa ko moom bu fekkee ne da nga bugg a sign asylum nga bugg a koo signé ci team roxiloo da ngaa duul doo am kayit da ngaa duul doo am kayit bu fekkee da nga bugg a sign asylum siwidi si dañ eewu because xam nañ ne Gambia amatul problème yow dañ laa kata sa ndey dippoot la doomi xaraam yow yaa ngi mel ni ku dëkk ci dex bi yaa ngi Sweden zéro frais zéro maanaa zéro personnalité zéro dignité yaa ngi toog yaa ngi mel ni ku jóge béy nga mel ni ku bokk ak Lamaraana ndey ak baay Lamine Jaiteh dinaa jël